tabaarakallahu bu Mbuur ñaan yàlla defal na sutura Ndiaye. xam nga maye deret mooy loo xamee ni li ci nekk ci tuyaaba li ci nekk ci yiw bari na ndax koo xam ni am na loo xam ne am na lu ko dal nga fexe ba mu dundaat wala nga fexe ba mu wéraat kooku su defee réaction ba mu jaamu yàlla wala mu dundal njabootam da ngay am ci tuyaaba ji nga xam ni moom la def ndax yaa ko may deret ba yàlla mayaat ko delloowaat ko kattanam donte dogalu yàlla la ba tax na tabaarakallahu di ñaax ñëpp ñu xam ne dimbalante la goo xam ni farata la ci alquran wa taawuna alal birri wa taqwa wala taawuna alal ismi wal udwan yàlla dañuy na ngeen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbal ci bàkkaar ak di noonu te bokk na ci mbaax mooy sa moromu julit li nga yéene sa bopp muy wér nga yéene ko wér gi nga ko yéene moo tax nga jël sa deret di ko may ngir bu ëllëgee mu mën a dundaat ci société bi bokkaat ci nit ñi wér tabaarakallahu loolu lu am solo te man yasara ala muasirin yasarahu llahu fi dunya wal axira ku bëgg yàlla yombal say mbir da ngay fexe ba nit ñi leen jafe nga di leen ko yombalal te maye deret ci la bokk Ndiaye Diatta ki nga may deret su fekkente ni yàlla dogal na nga may ko deret te nga def ko te yàlla tax nga ñëw ñu jël sa température xam sa tension fu mu toll xam sa wér-gu-yaram fu mu toll amaale nga ci occasion yow mi ñu jël sa wér-gu-yaram ba pare nga xam foo toll nga xam ne amoo benn feebar ndax boo amoon benn feebar kenn du maye deret kon maye deret lu am solo la sunna la farata la kon askan wi nañ ci gën a jublu gën cee jàppale médecins yi gën cee jàppale hôpital tabaarakallah ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqal. di ko soxla rek quoi. non xam naa njëriñ bi mu am nag mais pas à 100% quoi mais xam naa njëriñ am na njëriñ daal waaw. ban njëriñ nga ci gis. bon parce que dañuy faral di gis ñii di soxla deret te deret dafa cher comme ñi amee dialyse yeeg yu demee noonu bon man daal su ma sañoon xam nga nguur gi sax jàpp ci pour wàññil leen ko pour comme dañ koy maye rek mu wàññil leen ko bu baax ñoom aussi ñu ci mën di jëriñoo quoi. waaw di ko def chaque 3 mois quoi waaw. pour dimbale ñi nga xam ne dañ koy yittewoo quoi waaw. voilà donc ñun au niveau de la banque de sang de l'hôpital de Mbour dañu am un service bu ñuy woowee service de promotion de don de sang maanaam ñoom seen liggéey du lenn loo xamee ni lëkkaloo ak ñi nga xamee ni ñoo bëgg a organiser don de sang wala wëri association yi ak groupement yi ak amicales yi nga xamee ni ñoom ñoo bëgg a organiser don de sang et à la tête nous avons le chef de service du service social monsieur Khalil Diaw donc qui de passage je le félicite donc pour l'excellent travail qu'il abat au niveau donc de la banque de sang de Mbour donc ñooñu moom mooy lëkkaloo ak association yu mel ni comme association Weer Africa bi nga xamee ni moo organisé don de sang wu tey bi donc ñu ko ciy remercier puisque moom it aussi à chaque fois mi ngi dugal loxoom donc ci biir hôpital bi donc et loolu vraiment ça montre un partenariat donc fécond entre ñun ak hôpitalu Mbour ak Weer Africa donc képp koo xamee ni bëgg nga organiser don de sang donc mun nga ñëw ci banque de sang bi donc wala nga ñëw directement ci service social bi donc bu boobaa dinañ la tegal conditions yi nga xamee ni moom mooy tax nga mun a organiser te conditions yu jafe la il faudra que yow donc nga am corte bu am solo boo xamee ni dina mun a maye deret puisque déplacement bi aussi ça a un coût donc il faut mu am corte bu am solo donc plus de 50 personnes environ donc ensuite nga am local bu ñu ko mën a defee donc le reste donc pour ce qui est donc de la collation pour ce qui est des tests pour ce qui est de la technique yooyu yëpp ñun ñoo koy jël en charge ak transport beeg yooyu donc ce qui fait que bon vraiment ñun li ñuy xaar rek mooy l'acte civique bi nga xamee ni moom mooy jóge ci population yi donc dugg ci biir hôpital bi pour mun a sauver des vies ndax sama collègue wax na ko léegi nee na presque mun nañ assimiler don de sang ak dénkaane deret parce que munoo xam kañ nga koy soxla donc pour mun ko yow ak sa njaboot pour que mu mun la jariñ mais nag aussi ñoo ngi profité ci occasion bi di wax ni aussi population Mbour que ni am na don fixe mooy ubbi nañ ci biir banque de sang bi benn partie boo xamee ni loolu rek moo ko tax a jóg citoyen fu mu nekk ci biir Mbour ak Sénégal bu bëggee maye deret donc mun na ñëw directement ci biir hôpital bi ci banque de laboratoire bi ak banque de sang bi mu ñëw ni dama bëgg a maye deret ñu teg ko ci circuit bu leer bu dal donc mu maye deret donc
ñu fexe ba sàmmanteeg wér-gu-yaramam mu dem ci jàmm te loolu aussi vraiment lu am solo la et initiative yooyu aussi tamit ñi ngi ko am ci dooleelu directrice bi parce que moom it bi mu dikkee ba léegi vraiment jàpp na ci bu baax a baax a baax am na lu bari loo xamee ni sooxe woon na ci banque de sang bi donc moom dugal na ci loxoom ba banque de sang bi vraiment wax dëgg yàlla en terme d'accompagnement wax dëgg yàlla am na un bon accompagnement pour que mu mun a def liggéeyam et loolu vraiment ñoo ngi ko ciy féliciter donc moom docteur Fat Diop di ci féliciter aussi tamit toute l'équipe et toute l'administration donc aussi di féliciter aussi ñëpp ñi nga xamee ni ñëw nañ tey donc maye ci deret pour au moins sauver ay vies. waaw deret moom du mus a doy ndax li nga am léegi nii donc mun na fee bañ a fanaan ndax ça dépend donc ci type de malade bi ñu am donc ça dépend aussi tamit ci type d'intervention yi nga xamee ni ak actes yi nga xamee ni moom la hôpital bi di poser donc li ñu mun a wax daal mooy actuellement lii au moment où l'on parle donc ku soxla deret ci banque de sang bi donc ñun pare nañ pour def suñu kemtulaayu kàttan pour que yow sa demande bi ñu mun ko satisfaire et loolu moom mooy li nga xamee ni moo gën a am solo problème mu sang nag c'est un problème national la banque de sang de Mbour ne fera pas l'exception mais nag nous avons des moyens nous avons des ressources humaines nécessaires qu'il faut donc nous avons l'accompagnement donc de l'administration, de l'État en particulier. Donc vraiment, il faut conjuguer toutes ces forces-là. Nous avons une population jeune au niveau de Mbour, nous avons des organisations. Donc il faut conjuguer toute cette force-là pour essayer de voir loolu lan la ñuy mën a jariñ pour que ñu jël en charge les préoccupations des malades. Donc vraiment démarche boobu mooy démarche bi nga xamee ni moo am solo. te bon vraiment banque de sang de Mbour mi ngi ci donc à travers son chef de service docteur Dramé donc ñu koy féliciter bu baax a baax. parce que ki war a mën a maye deret comme ni mu ko waxee sànq mooy ki nga xamante ne nii am na fukki at ak juróom-ñett wala lu ko romb te poids am mën a mat juróom fukki kilo wala lu ko ëpp kooku bu toll ci yooyu condition d'emblée mën na war a am yéene ñëw maye deret. boo yegsee ba biir kër docteur nag wala biir banque de sang bi ngay maye bu boobaa dinañ càmbar yaram bi consulter la maanaam xool ba xam ndax vraiment yow war ngaa mën a apte wala déet donc loolu mooy li nga xamante ni war nañ ko mën a jottali askan bi pour ñu xam ko. maye deret ñaata par période bi par weer lañ koy def par ñetti weer par ñeenti weer nan lañ koy espacer. waaw loolu aussi amat na solo loolu pour que nit ñi mën ko xam parce que bu dee góor. saa yoo aptee ba maye deret ba pare bala ngay maye waat foog mu am ñetti weer su dee jigéen boo maye ba pare dinañ la defaral sa résultat wax la ne la bala ngay maye waat foog mat ñeenti weer donc su dee góor ñetti weer la su dee jigéen ñeenti weer lu ko waral parce que dañu bëgg ci jamono jooju nit ki mën a toogaat mën a amaat force mën a amaat tout ce qu'il faut sur le plan vraiment sanitaire pour mën a remplir les conditions du don. loolu aussi léeg-léeg xam nga en général bu ñu nee maye deret ñu bari habitué wuñ di maye deret léeg-léeg ñun ci suñu biir Sénégal ci biir Sénégal culturellement am na ñoo xamante ni dañuy wax ne sax ñoom du ñu gis deret vous comprenez léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ci biir ñiy maye dañ naan la carrément damaa bëgg a maye mais bu ma sañoon du ma gis deret bi parce que su ma ko gisee damay miir mu nekk loo xam ne c'est parce que maye deret bee ko causé mais c'est parce que psychologiquement nit ki mooy doxee noonu parce que ñun dañu am suñu réalité africaine yoo xam ne souvent dafay xaw a méngoog loolu ba tax na léeg-léeg da ngay gis koo xam dañ naan la gëmmal ou bien tournel sa bopp na la pour que nga mën a maye tranquillement bañ a am loolu ngay tuddee noonu moo xam muy miir wala voilà sa xel di jaxasoo. poche bi ngeen di maye poche bi nit ñi di maye ci ñaata centilitres wala millilitres wala. waaw ça dépend ci volume poche yi ñu am léeg-léeg nga am poche boo xam ne c'est 350 millilitres léeg-léeg nga am poche boo xam ne c'est 450 millilitres. mais buñ ko méngalee dañ ni boo jëlee li nga xam ni moom la nit ki am ci deret suñ ko xaajee fukki pàcc ak juróom-benn benn bi moo xaj ci mbuus gi ñu koy jëlee te mbuus gi aussi dafa am liquide bu ci nekk boo xam moom la ñuy tuddee anticoagulant mooy tax deret bi du mën a way bu duggee ci biir parce que deret bi bu génnee rek su amul lu ko protéger amul liquide boobu noonu dafay way te bu woyee kenn dootu ko mën a jariñoo donc léeg-léeg nga gis koo xam day toog rek ñu piqué ko ci saa si sang bi jaillir rek mu ne baax na génn leen alors que li ci biir baaxul pourquoi parce que liquide bi ci nekk anticoagulant
te bu jaxasoowul ak deret bi avec quantité bi nga xam ne moo ci war duñ ko mën a jëriñoo. changé na parce que ci jamono yooyu boobu comme ni Pape waxee sànq léegi daanaka mën nañ ñi booy xool sang bi buñ ko mayee tey boo fi ñëwee suba mën nga ko fee bañ a fekk c'est comme si maintenant le sang fait partie des premiers soins bu njëkk ba sang dafa doon nekk dernier recours maanaam mooy que bala ñu doon puut sang rek c'est parce que dañ doon sës mais léegi dafa bokk ci faj bu njëkk bi ba tax na le sang ne se garde plus longtemps parce que normalement durée poche bi 35 jours waru ko romb te léegi dañu gis ne sang bi bu ko nit ñi mayee du taxaw bu njëkk ba dañ doon wax ne nit ñi ñëw à jeun pourquoi parce que sang bi dañ ko doon garder lu yàgg ki lekk ak ki lekkul boo jëlee sang bi di ko liggéey ci wàllu liggéey sax dafa am tuuti différence parce que ki lekk sang am tey pour mu mën a toog ba décomposé wu sérum bi génn day jël temps alors que ki lekkul facilement sérum bi mën na génn loolu ci transfusion bi ci comment dire bu ñuy centrifuger wàllu technique la ba nga xamante ni dinañu xam ne carrément kii ki lekk léegi ak ki lekkul différence bi muy am déjà ci wàllu liggéey bi mais comme deret bi gardé tuñ ko fi lu yàgg moo tax dañuy demander nit ñi bu ñu jugee seen kër ñu lekk ba suur naan ba màndi parce que loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moo leen di gën a jàppale. moom Ndiaye Diatta diggante bu yàgg la boo xamante ni ñu ngi koy magnifier parce que mën nañ ni suñu lëkkaloo ak Weer Africa depuis 2012 la te ba léegi vraiment seen activité principale bi ñuy yëngu mooy wàllu diabète ak HTA mais gis nañ ni ñoom domaine santé maanaam dañ ciy dugal seen loxo ci bépp fan. waaw hôpital Mbour moom nekk na ci vraiment une preuve un exemple te tey ji lii moo koy firndeel que ni li may wax sànq ci li Pape doon wax naan directrice bi dafay jàppale service yi mais ñoom bi ñu ñëwee di ko gis pour wax ko lan lañ mën a jàpp ci activités yi da leen ne cette fois-ci bu ngeen jàppee ci maye deret bi dina am solo muy wone que ni moom itamit lëkkaloo bi mu lëkkaloo ak waa Weer Africa bi mu ñu fekk parce que c'était depuis 2012 mi ngi koy renforcer te loolu lu am solo la waa Weer Africa du ñu def lu dul di leen gërëm parce que saa su ne ñi ngi jàpp vraiment ci activité hôpital yi ñi ngi ciy wone seen mën-mën ñi ngi ciy wone seen doole te loolu lu am solo la suñu amoon ay partenaires yu mel ni Weer Africa encore dinañu gën a arranger ci hôpital bi nga xam ni c'est un hôpital jeune te hôpital bi soxla na aussi ndimbal soxla na ñu ko jàppale donc des partenaires comme Weer Africa vraiment ñi ngi ciy sant yàlla di leen ñaanal seen doole gën a yokk. mooy matin moom fu ñu ko dégg dañuy ñëw waaw loolu moom dañ leen ci remercier di leen gën a ñaaxaat aussi ñuy gën a organiser journée yu mel nii parce que des fois da ngay jékki-jékki ci Facebook bi ñu def benn publication di ñaan deret ba pare di wax di wax comme par exemple au plus lañ soxla affaire yooyu noonu te bu dee lii mi ngi am gars yi di ko gën a xam dafay tax ba nit ñi gën a mën a sawar ci maye deret boobu noonu parce que le fekk nga maye benn poche rek xam nga affaire bu ngand la quoi du lu ñu war a jëlee à la légère mais lu ñu war a jël sérieusement la xam moo tax ñu leen di ñaan yéen yor service social ngeen gën a dëgëral koo xam te ni soxla na def journée don de sang kon ni ngeen koy defee nii sax mais ngeen gën koo jàppale gën koo dëgëral pour lii nii bañ fee yam di doon loo xamante ni à chaque fois dañ koy organiser nit ñi di ñëw xam nga bu ko defee dinañ toog ba nga xamante ni banque bi dootul manqué ti à chaque fois dinañ am réserve waaw loolu laa amoon ci lu may wax je vous remercie. soo xoolee suñuy wax sax dañ naan votre sang peut sauver des vies te la vie humaine est tellement précieuse que képp ku ko xam rek war na jàpp ni que tëdd ci hôpital bi manqué deret te yow mii nekk en état de bonne santé war nga ko war a mën a ñëw may ko deret je pense que loolu noonu rek jar na à ce que ku nekk rek ñëw daal di jàppale ñi nga xam ne ñu ñooy malade yi d'autant plus que ni ñu ne hôpital bi aussi dafa manqué deret dañuy am problème parfois pour seen malade yi nga xam ne dañuy soxla deret donc dañuy am problème yu bëri yoo xam ne nii dañ koy jàkkoonteel yoolu donc vraiment tey su nekkee tey dañoo am initiative bi waaw hôpital bi am ko en collaboration avec World Africa en collaboration aussi avec les associations de Mbour mu nekk ñëpp association yi nekk Mbour yëpp gis nañ leen fi tey donc je pense que initiative bu ñu rafetlu la rek parce que ça montre encore une fois que ni lépp rek dañ koy dox pour jéem a jàppale askanu Mbour pour jéem a jàppale malade yi pour jéem a jàppale ñëpp donc jàpp nañ ni que daal initiative bu baax la bu rafet la donc di si woo ñi nga xam ne ni ñoom ñooy population yi rek que ni bu ñu ragal maye deret parce que nekkul loo xam ne dafa métti nekkul loo xam ne dafay wàññi dara si sa feebar si sa wérgu yaram waaw donc baax na sax ñu naan chaque 3 mois nga koy ñëw di def donc loolu dara nekk si aussi donc population bi daal waruñu koo ragal soo xoolee ñu bëri nag dañuy ragal suñu waxee maye deret rek dañuy xaaw a ragal waaye te lu baax la war ñoo xaar tamit ba sa mbokk feebar ba soxla ko ngay doog a ñëw di maye
waaw à chaque fois saa yoo ko mënee rek war nga ko ñëw def ko parce que da ngay jàppale nit ki te jaamu yàlla la aussi. ça montre que Mbour Justice du ci front defante bi rek la mëne mën na tamit ci front social bi. waaw bon le plus souvent nag dañu koy wax waaw Mbour Justice peut-être dañuy nekk toujours sur le terrain peut-être di casse wala di nekk si yenn détails yi ak suñu maire wala di nekk suñu yenn détails ak suñu yenn autorités yi donc mais aussi ku xam Mbour Justice rek war nga xam ni que yàgg nañoo def ay actions sociales yu mel nii don de sang même à part bii nii yàgg nañ organiser ay don de sang yàgg nañ organiser ay ndogu di ko andi si hôpital bi si ko di ko yóbbu si prison yi donc je pense que ni donc ñun lu ñuy def dañuy jéem a intervenir si lépp loo xam ne nii rek dina jéem a jàppale ki nga xam ne ni mooy Mbourois parce que loolu lañ fi nekkee aussi jàppale képp kuy Mbourois rek ñu fexe nga nekk si ay conditions yu baax soo amee tolof ñu jàppale la gis nañ ko fi aussi si kaaw Aïda Diop bi nga xam ne dafa feebaroon donc je pense que tey nekkul ni que si front rek nañ nekk moom peut-être nag nit ñi nag ku nekk rek peut-être ak ni ngay gisee affaire yi ak nu ngay yaakaar ne que noonu la demee mais nag gis ngeen ñu fii nii tey te xam naa ni que suba ngeen gisaat feneen te am na yu nekk suñu ginnaaw yoo xam ne tamit gis ngeen ko mooy si kaaw CRK bi tamit gis nañ ni que dañ doon jàppale un Mbourois boobu xeexu ñoo politicien xeexu ñoo kenn dañ doon jàppale un Mbourois ka Aïda Diop gis ngeen ko te ñoo ngi joxe ay ndogu aussi tam partout aussi si biir Mbour. noo gisee geste bi waa Weer Africa def tey fii def don de sang. waaw dañ leen di déjà féliciter parce que c'était pas évident aussi mënoon nañ nekk si leneen wala mënoon nañ organiser leneen loo xam ne ni peut-être du bokk ak lii waaw tey ñu am initiative bu rafet bii nii daal di ñëw organiser ko fii nii si hôpital bi pour jàppale yi nga xam ne mooy malade yi donc je pense que dañ leen di remercier di leen di féliciter encore une fois di leen di wax ni que aujourd'hui la population mbouroise a encore besoin de ni ñu gën a mën a approcher population bi rek gën leen a mën a jàppale aussi à part li nga xam ne ni moom mooy don de sang yi ñu mun leen a jàppale si leneen leneen parce que am na ñu sonn trop bëgg di faju à chaque fois te mënuñu di faju am na ñoo xam ne dañuy ñëw hôpital mënuñoo am lu ñu jëndee li nga xam ne mooy seen ordonnance yi ñun depuis si cas Aïda Diop bi ba léegi nii dañuy yaakaar ni que peut-être Mbour Justice moom dafa day faj sax ay nit rek kese nañ fi nekkee mais si ngay xam ni que am na nit ñoo xam ne dañuy nekk si ay tolof yu métti pour mën a faju rek waaw am na ñoo xam ne mënuñoo jënd seen ordonnance mënuñoo faju parce que amuñu les moyens donc World Africa encore une fois dañ leen di féliciter di leen gën a woowaat aussi encore ñu gën a jege population bi gën a nekk si seen tolof yi pour mu leen koo fajal di si woo aussi tamit autorités yi parce que tey World Africa su demee ba koy def je pense que aussi autorités yi war nañ tam ñoom aussi tam di def initiative yu mel nii te boobaa sax ñun dinañu mën a permettre ñun tam ñu ñëw jàpp si parce que keneen organiser bi l'essentiel li ngay organiser na doon lu baax rek waaw mu doon ay moment de retrouvailles l'essentiel li ngay organiser na amal njëriñ askan bi incha allah ñun ñëpp ñu ñëw participer comme niñ mënee ñëw participer aujourd'hui voilà c'est ça merci beaucoup. waaw xam nga chaque année World Africa partenaire la ak hôpital de Mbour donc dañuy andi suñu medical students yi mooy ñi nga xam ne dañuy jeexal école médecine ñuy def seen internship xam nga nan lañ koy waxee ti seen stage fii Sénégal donc hôpital Mbour suñu partenaire la ñu ngi liggéey depuis des années depuis docteur Modou Diaw léegi nag ren chaque année dañuy laaj directrice bi lan la soxla World Africa jàppale ko ci ren mu ne vraiment hôpital bi soxla na deret donc bu ñu leen mënoon a jàppale ci benn don de sang bu am doole dina sauver ay vies yu bëri ci hôpital bi. comme ñun nekkuñu fi ñun rek amuñu doole li ñuy wax mbooloo mooy doole bëri na ay association Mbour Géej Ma Ville club des randonneurs Mbour Justice am na yu bëri yi nga xamante ne Mbour Géej Ma Ville ñoom ñëpp ci biir donc ñoo waral affaire bi am doole nii parce que t-shirt yi déjà joxe nañ 50 poches déjà te gis nga ñi toog yëpp di xaar ça veut dire que dinañ àgg suñu objectif 100 poches la woon ñoom suñu def ay journée je crois que peut-être une vingtaine trentaine la ñuy am donc suñu amee 100 vraiment dinañu dina arranger malade yi dina arranger hôpital bi. am na 5 élèves ñoo nekk nii ñoom pare nañ au fait dañuy ñibbi pour graduer quoi nekk ay médecins am nañ tamit benn professeur bu tudd Hassan bu ñëwaale ren tamit moom mi ngi fi woon sànq mais dafa ñibbi léegi. après don de sang bi World Africa comme dañ koo xam ci journée consultation gratuite donc après fii dañuy dem Koungheul à partir de demain et foofu la ñuy nekk ba le 8 muy samedi ñu ñëwaat et le 12 ñu dem Université de Dakar am nañ fa conférence
bu mag sur les maladies chroniques surtout diabète bi et puis am nañ fa tamit journée consultation gratuite waa Université de Dakar dañoo gis ñun li ñuy def ñu ne ñu ñëw jàppale leen ñu am journée consultation gratuite comme ça élèves yi nga xamante ne amuñu doole ñu mën a profité waale maye waale ay lunettes c'est tout. lan nga mën a wax askan wi. chaque année rek xam nga professeur bi may am muy professeur Rwanda day def ay recherches yu bëri ci les maladies chroniques te nee na maladies chroniques yi instant yi mi ngi dépassé maladies infectieuses yi te xamuñu nan nan ngay dundee ak maladie bi donc may wax rek population bi ñu gën a jéem a jàng maladie yi nan lañ koy prévenir ak soo amee ba pare nan ngay dundee ak moom parce que statistique yëpp wane nañ ne fii ak 2030 maladies chroniques yi comme diabète mooy gën a rey que les maladies infectieuses. ma nekku ci tey non seulement sénégalais yi may nañ deret mais américains yi sax may nañ deret tey donc li ngay def daal pour sauver des vies da nga ko war a def li nga xamante ne peut-être waa labo bi keroog dama doon wax ak ñoom ñu ne léegi soo amee malade yow yaay ñëw maye deret bi sinon soo mayewul deret nga woo kenn ci sa famille tellement que ne amuñu deret parce que ñoom ñi bu ñu ñëwee fii ak structure yi ñuy gis nee nañ vraiment daal c'est différent parce que fële dañu jël faj santé ñu dooleel ko parce que soo amul population bu wér développement mënul am ci dëkk boobu parce que ñi war a wér dem liggéeyi jàppale dëkk bi suñu feebaree kon naka la dëkk bi di développé woo donc les maladies chroniques amul benn financement looy ut financement les maladies infectieuses HIV la ñuy financer ak peut-être malaria mooy paludisme wala tuberculose mais diabète bi mi ngi rey instant yi HTA yi pour man yooyu foofu war nañ leen a dooleel daal mais Sénégal seen santé moom mooy loolu parce que dañ ne boo ñëwee may deret ba pare suñu la mënee jox cadeau pour motiver la vraiment juste pour encourager nit yi daal remercier leen le temps ñu jël ñëw maye seen deret donc du lu ndaw daal donc depuis fële ñu am nag ay kii yu baax ñu am ay nit ñu baax ñi nga xamante ne comme valise bi Hassan moo ko andi xam nga ne def ci ay bagage ba mu fees ne boo demee nga maye ko donc man jënduma ko sax yëpp ay don la. Merci. waaw don de sang bi lu am importance la parce que umpale wu leen nuy département Mbour lu mel ni hôpitalu Mbour banque de sang bi tout le temps dañuy def appel ci population bi ak yeneen bonne volonté pour ñëw di may sang donc loolu moo nekkoon solo ba ñu ñëwee cette année ci ñu ni comme day toll na période de tàngoor wala ñuy def randonnée de sensibilisation ñu def benn don de sang au moins alimenter banque bi pour au moins nécessité ak ñu koy soxla ñu mën leen jàppale ci loolu moo nekkoon solo don de sang bi tey par 100% loolu mooy objectif maximum bi quoi actuellement donc ñu ngi ci lance boobu noonu parce que actuellement dépensé nañ plus de 50 donc espérer nañ que avant ñuy pare inchallah dinañ mën a am plus de 100 pots de sang inchallah bu soobee yàlla parce que au moins tey boo ko mayee solo si mooy di nga mën a dimbale nit ki ko soxla mais yow tamit nit ki koy maye tamit di nga mën a xam yow la mooy sa statut di nga si mën a xam sa groupe sanguin xam sa glycémie xam sa hépatique B xam sa sida xam sa sérologie bi nga xamante ne di la mën a parce que tey boo ko defee tey boo doon def bilan complet di nga fay au minimum benn 50 pour def sa bilan mais boo defee don bi dinañ defal bilan général bi nga xamante ne doo fay dara nga xam sa résultat bi nga xamante ne dina mën nit ki tey mën a sàmm hygiène de vie am quoi. Weer Africa moom amul mëntuñ ko am lu ñuy naataal fii si département parce que tey ñu ngi liggéey en parfaite collaboration avec les diabétiques du département parce que tey boo xoolee ñu ngi def suñu activité fii ba Thiadiaye donc ñu ngi jël nit ñi di leen def en association di leen jàppale di leen may ay fonds de roulement di leen jàppale seen traitement di leen defal ay consultation di leen defal tamit ba loolu moo tax ba ñu signé woon sa benn partenariat ak hôpital Mbour ba tey au moins diabétique bi ñu mën def hémoglobine glycée ñu mën a fay moins cher que cela donc loolu yëpp ñu ngi koy def pour jàppale diabétique yi mais yemul nag Mbour parce que Wër Africa ñu ngi wër fépp Sénégal donc fépp fu ñu dem def fa consultation dinañ demal li def association de santé diabétique yi donc loolu ne te loolu incha allah mooy étendu ba dem sous région donc 2020 bi Wër Africa dina commencer voyager au niveau de la sous région dinañ dem Gambie dinañ dem Guinée dinañ dem Côte d'Ivoire dinañ dem Burkina Faso loolu mooy solo si incha allah pour au moins gën a ñaax population africaine bi. population bi d'abord day nekk solo sensibilisation parce que ba ñu defee études yi xam nañ lépp luy maladie cardiovasculaire di tension ak diabète d'ici ñuy jëm 2025 mooy gën a
sonal population sénégalaise bi donc loolu mooy sensibilisation bi donc danañ leen sensibiliser ñi nga xam ne fekk na leen ñu am diabète wala tension ñu accompagner leen seen prise en charge moo tax gox bu ñu dem dañuy jéem def tout ba waxantaan ne médecin chef bi wala waxante ak ICP pour au moins gars yi mën a continuer prise en charge ñun bu ñu fa jógee. bloc opératoire ba maternité dem pédiatrie ñëpp dañuy soxla deret donc loolu yëpp pour sauver ay vies la pour sauver ay nit ñi nga xamante ne vraiment dañoo nekk ay situation d'urgence en situation de catastrophe laa koy mën a tuddee parce que bés bu médecin bi demande deret day fekk vraiment soxla bi taxaw te su boobaa su demee banque de santé si deret amul jaaxle day am problème day am donc pour une meilleure prise en charge des malades donc banque bi dañ ko war a di fournir tout le temps en sang te loolu nekkul malade ñoo koy def nekkul ñeneen ñoo koy def mais population ci boppam ñuy jóg taxaw ñi nga xamante ne vraiment mën nañ ko ñu dem maye ji et puis sang bi ñu jëstine ko ak maladie ak population en fait occasion la pour lancer appel à population de Mbour man def naa États-Unis ñoom aussi même chose dañuy def ay blood drive maanaam dañuy dem ñi nga xamante ne apte nañ pour maye ñu jéem leen a wax pour ñu ñëw maye mais ñooñu seen éducation ak seen information par rapport ak joxe deret dafa avancé de telle sorte que ne xam nañ li ñuy def et que xam nañ soxla bi de telle sorte que ne jafewul pour ñoom ñu am ñi nga xamante ne dañuy ñëw régulièrement di maye deret donc may lancer appel population bi rek ñu xam ne maye deret nekkul ngaañ amul lenn li nga xamante ne mën na la ci sonal parce que nit ki deret gi ma am yëpp mënoo koo maye ci benn poche waaw poche bi ngay may lu tuuti la ci yow donc soxla bi moo ëpp li nga xamante ne moo disponible actuellement donc deret bi ñuy maye nii mën naa am balaa suba ginnaaw suba sax boo demee banque de sang doo ko fa fekk maladie utiliser ko donc may ñaax population de Mbour ak Mbour ni mu toll ak jeunes yi fi nekk yëpp ñoo xam ne ñëpp mën a may deret amul à partir de 18 ans ba sa âge boo am mën nga ma ñëw may deret ñenn rek ñi nga xamante ne ñoo nekk jigéenu biir yi ak jigéen ñi nàmpal mën nañ leen a exempté maanaam mën nañ leen a bañ a forcer ñu may deret mais ñi nga xamante ne ay jeunes lañ te nekk en actif nañ ñëw may deret xool boo xam ndax mën nañ ko jox maladie lépp lu ci nekk aussi mën nañ leen ko wax maanaam groupe sanguin bi mën nañ leen ko wax bu nekk am na feebar bu nga xamante ne comme genre hépatite wala yeneen feebar yi ñu ci nekk mën nañ leen ko wax comme ça ñu mën ci teel a jóg faju ji puis loolu dépistage précoce la dépistage gratuit la ci fànn woowu donc may vraiment ñaax population bi di remercier ñi nga xamante ne may nañ di ñaax population bi ñi nga xamante ne mayewuñu amuñu occasion ñëw wala bëggoon na ñëw mënuñu ñëw ñu ñëw fii ci hôpital bi wax ak service social laaj leen nan la ñuy def pour maye parce que ku maye rek benn poche bi ngay maye mën na sauver nit ku ko soxla donc te li ma gis nag mu fi am vraiment rafet na mais nag mën nañ ko gën a rafetal maanaam am sa malade dajale ay nit ñëw ñu may ko deret mën nañ ko def de telle sorte que ne malade bi ci boppam du soxla ay mbokkam may ko deret parce que def naa waa Mbour yëpp ay mbokk lañ mën nañ may deret bàyyi ko ci banque bi malade bu ko soxlaa ñu jox ko au lieu que muy ay mbokkam ñu koy may deret. yow en tant que docteur lan ngeen di yëg boo leen di nekk ci malade deret manqué. def naa li ñuy yëg ñun rek ñoo ko xam parce que médecin bi nga xamante ne dafa am malade bu dem di wasin jékki-jékki rek saigné wala muy opéré malade bi commencé saigné wala ñu am malade ba nga xam dafa def accident comme par exemple keroog dégg naa dafa am ka nga xamante ne dañ ko jàmpaaka mu nekk di saigné bon xam naa ne peut-être bu ñoo jàngoon test d'urgence tuuti mën nañ ko sauver fi nga xamante ne mais bu ñëwee buy agsi woon hôpital di nooyi deret lañ koy defal ci cas yu mel noonu deret rek moo mën a faj deret buy génn deret rek ko mën a ko remplacer donc médecin bi ci boppam amul beneen moyen bu dul loolu c'est-à-dire yow sa loxo ak sa xam-xam li nga jàng yëpp mënoo jàppale malade bi tant que amuloo deret te jaaxle boobu ak stress boobu nga